bu la nampalee juróom-ñetti weer feral la il faut que nga am ci ay jikkoom yoo yor te lu wér la am na ci jikko Abdoulaye Wade yu bare yor yan wax lu dul def waxaat gi ñu wax Abdoulaye Wade moo ko nax fopp diggoon ne bu ma ñëwee alali réew mi danaa ko saytu seet ñee nañ ko yore woon bu fekkee ne nañ ko yore jaarul ci yoon daa leen teg ci yoon te lañ jëloon danañ ko teel delloo ba mu ko waxee defu ci dara kii loolu la xool lu wér ci noona la ko waxee mu ne danaa fi teg kuréel yoo xam ne yi day saytu ñi nga xam ne dañ leen topp takkal ndombal tànk jox leen xaalis danañ ko saytu ku ci def naka sulu noonu dañ ko digali gaw te man kat duma làq kenn waxaat kat duma làq kenn laa wax te kuréel yi nga xam ne ñooy saytu ñi nga xam ne dañ leen a jox ndombal tànk ni ñu yore alal ji danaa leen dooleel loolu da leen waxoon waaye ba mu ñëwee wax dëgg yàlla seet nañ ne loolee mu waxoon dafa waroog dëgg. jox na ci ay exemple pour ñu mën a avancer ci li nga wax. ak a bari. ñaar ba ñett rek. dama lay wax inspection générale d'État. ma nga présidence de la République kuréel la goo xam ne kii day saytu ni ñuy yore réew mi ni ñuy yoral ji. ci président mooy seen kilifa mooy xëy jox leen ordre de mission kayit wala secrétaire général président jox leen kayit ne leen dem leen seeti diw. amuñu sañ-sañ jóg ne maa ngi seeti diw. dañ leen di jox kayit ordre de mission ne dem leen seeti diw ñu dem seeti ko def seen liggéey ci juróomi weer juróom-benn weer juróom-ñaari weer bu ñu baree tënk lépp ci rapport jébbal ko inspection générale d'État foofu la liggéeyam jeexee rapport yooyu ci yoon buñ ci duutee nit baaraam président de la République daf ko war a jox jébbal ko yoon def liggéeyam waaye li am mooy ay nangami rapport ñaar fukk fanweeri rapport wala lu ko ña nga fa moom ci boppam moo ni concam la ci teg bu teguloon concam ci rapport yooyu ñu baree bari danañ dem kaso mooy ba ñuy soog a jàpp Karim Wade mu wax loolu maa ci teg sama loxo te loolu mooy dëgg ba nit ña waxee mu ni noo déet waxuma loolu man benn rek laa ko def muy benn bi nga xam ne mooy Sindiély ndax mënumaa yóbbu rek doom kaso yóbbu mag kaso xam ngeen ne loolu nit mënu ko dégg kooku Emmanuel Macron ñi mu ko wax Angela Merkel ñi mu xalaatuñ ko sax ñaar waaw ñoom ñaar buñ day sàcc pour ma ne sàcc liñ leen di jiij buñ ko defee nag te loola ñi xamul mën na leen ko wax waaye rapport ba la tax mu ne du ko joxee du Sindiély am na lu ko gën a garaaw fuuf lan la ba ñuy tàmbali FESMAN waaw festival mondial des arts budget bi nga xam ne moom lañ ne woon moom la ñuy tàmbalee juróomi milliards la ba ñu demee ba mu jeex budget bi àgg na juróom-ñett fukk wala juróom-ñeent fukki milliards bi ko inspection générale d'État saytoo ñu gis ci ay njaaxum yu bare ba ca gën a bi ma la ciy jox benn rek mënuma joxe yépp état ministère de l'économie et des finances nee nañu budget ba doyul ñu leb ci banque privée fukki milliards ak juróom soit disant dañ koy fay ñi nga xam ne dañuy am lu ñuy kii ci biir festival bi fecckat yeeg tamakat yeeg nangam ni leen di fayee ñu leb fukki milliards ak juróom ba tey loolu dara nekku ci waaye xaalisu ngóor boo ko jëlee am na place da nga ko yóbbu trésor wala nga jox ko comptable public loolu lépp defuñu ko dañ na ko ñukk jox ko une personne privée mooy nit koo xam ne kii entrepreneur yoonam nekkul ci état yoonam nekkul ci kii muy mën naa tudd turam sax muy déedéet Lum Diagne fukki milliards ak juróom ba inspection générale d'État ñëwee di inspecté pour mu wax fu mu dugal xaalis ba problème la woon inspection générale bind ne kii nañu ubbi information si di lu ko lëkkaleeg Macky lu ko lëkkaleeg Macky lu ko kooku Lum Diagne moom lu ko lëkkaleeg Macky lu ko lëkkaleeg nga jàpp ne moo tax bëgguloon sori ci dossier boobu lu ko lëkkaleeg Macky da dul moom rek boobu rek laa la jox
xam nga lu ko lëkkaleeg Macky mooy ay engagement dafa noonu bu ñëwee dana saytu alal réew mi ni ñu ko yore woon ku ca def naka sudul noona yoon dana daal di waaw mais suñu jëlee dossiers yi nga xam ni yëpp am na si yoo xam ni saytoogu ko gisuñu lan moo war a nekk différence par rapport dossier bi wala dossier bële on s'attendait à ce que derrière ñu xam xanaa moom loxoom da ci laale wala dafa fekkoon mu nekk ministre wala lan moo tax loxoom dafa laale ci lan ci dossier Fesman bi ba tax président nanguwul lool comme nee nga du si njëlee tax nanguwul saytu dossier da ngeen a fàtte ne nekk na directeur général Petrosen ministre de l'énergie ministre de l'intérieur premier ministre président assemblée nationale ci biir loolu amuñu jotu ndax lu bari wax mais am na ci yu bëree bëree non dañu bëgg a xam ban responsabilité le candidat sortant Macky Sall am ci scandale yooyu nga tudd sànq. Le candidat sortant c'est le président de la République. À partir du 25 mars 2012. oui te mu waxoon lenu na ngeen ma fal ñii yàq nañ réew mi sunal jëpp saaxee nañ ko loolu it na ngeen ci def seen xel sunal jëpp saaxee nañ ko bis man bu ma jëlee nguur gi danaa saytu alal réew mi te bu keroogee bu fekkente bi am na ko xam ne jàpp nañ la alal réew mi nga dugal ko foo ko warul dugal yoon dana la sa kaw da nga delloo alal ji te dañ la yóbbu kaso. président Mbaye. d'accord monsieur Niang soo doon def bilan wu 7 ans Macky Sall yi lan nga ciy gis. xam nga bilan danaa koy wax ak sama gars yi léeg-léeg ñuy daal ci sama kaw nangam xam nga bilan moom ci boppam nee na moo ko wax bilan du rek infrastructure maanaam defari yoon tabax hôpital tabax école nangam loolu bilan la waaye loolu rek du bilan waaye bilan bi gën a mag ci Sénégal fii mu toll mooy defaraat jikko yi parce que Sénégal jikko yi dañoo yàqu ñaari aspect la bilan moo ko waxal boobu bilan matériel bi nga xam ne mooy tabax nangam ak defar jikko yi boo ñëwee ci tabax gi tabax na infrastructure defar na ko fi ma jubóoloon nit ñi boo xam ne ñu ni bilan bi xanaa ku gumbawul gis nga man kay gis naa am na ko ne ma sax barki dem am nihiliste la maanaam koo xam ni nanguwumaa gis dara ci lim def kay damay gis waaye nag damay seet nam ko defee mën naa leen a jox ay firde moom moo jàkkaarloog Momar Dieng ak Pape Alé Ndaw booba candidat la neeb lay wax mi ngi yàq xaalis bi lu war a jar 15 mi ngi koy jënd ñaar fukk jox leen jam ñaajo Ndakaaru fanweeri kilomètre ñett mu ne Ablaye Wade def na ci daanaka ñetti téeméeri milliards fanweeri kilomètre ñett def na ci daanaka juróom-ñetti téeméeri juróom-ñetti téeméeri milliards 300 milliards te man moo ko wax en tant que président dem naa Bamako Dakar Bamako Ségou autoroute boo xam ne 2 fois 2 voies nekk presque 300 kilomètres 275 milliards lañ ko defaree 300 kilomètres la wax 2 fois 2 voies ñu defaree ko 275 milliards mu nekk président de la République defar Ila Touba 416 kilomètres it foo xam ni suuf rek la ak léeg-léeg ay garab yu ndaw yooyu dindi te fee dafa bari xeer 112 kilomètres 416 milliards te ma nga doon joxe exemple 300 kilomètres 275 milliards rek moom mu tabax 112 kilomètres def ci 416 milliards. mais bu fàtte aussi tamit que ni li nga wax naan yoon suuf rek la ak ay garab mais am na ay dëkkaat yu mu romb yoo xam te ne indemnisation. loola ka ma doon wax ñoom moom fu kenn dëkku fa. fan ci ba ma ko Ségou diggante bi. mënuma koo nat. lu koy xel mënu ko 300 kilomètres diggante Bamako ak Ségou man de jaar naa fa man xam naa ne dëkkam na fa loolu moom du lay wi du lay loolu li ma la bëgg a wax ni building administratif bii ñu doon inauguré barki démb 40 milliards Abdou Latif Coulibaly di secrétaire général du gouvernement jox ko waajoo ñu naan jaay te ñëpp xam ko ci jaay kar ba coow li jógee mu ne lu bon am na xelum dem
signé partenariat ak italien waaw loolu kay teñ ko jox italien benn ñu ne nu 17 milliards tey ñëpp daa 39 ñii ne 40 milliards même président de la République nee na déjà BOAD mi leen lebal rek lebal na leen 25 milliards sans mu wax li ci état def te 17 milliards lañ waxoon te man borom xam-xam yi ma laaj yëpp man bala maa wax dara dama ci am lu ma leer danaa laaj architecte danaa laaj ingénieur du génie civil dinaa laaj daa dem ci cabinet 40 milliards mënees na cee defar building bu gën a rafet bii bopp waaw bu wér naa gis ne dañoo ay surfacturation ñoo ci am wala lan ay surfacturation amul benn werante fii dama koy fa mu leer de forte surfacturation et puis du foofu rek ci ñaata nga yaakaar ne lu mel nii ñu réfectionné ci loolu la war a toll ci ay milliards selon say gëstu yi ak mais gëstu yi am na ñu ma gën a xam gëstu ci ne ba lu bon mën na 39 40 milliards ay borom yi xam-xam de dama ne loolu la ñu wax loolu la ñu avancé mais ci yow ci la ñu réfectionné ci lan dëggantaan bu ñu doon wax sans surfacturation xel mën naa njort ni war na ko mën a nag man aw ma xam-xam booba bu taxaw fii ne la li ñu def kat kon nooy apprécier nag lu may apprécier waaw bu dee yow xamoo dëggantaan ci réflexion ci nan la waroon toll que ñu avancé benn somme munoo xam ba xam est-ce que somme bi dafa ëpp wala dafa wàññi selon benn barème boo xam déggoo ma ah d'accord déggoo ma ba ñu ko ba ay borom ay kàddu day jóg di boroomi xam-xam ñoo xam ne seenum njàng ci loolu la jëm ay architecte ay génie civil ay nangam des spécialistes des BTP ñoom ñoo wax ne lii 17 milliards ñoo passé nañ ko bu yàgg ñu ngi ci 39 milliards loolu mooy li ñu décaissé. décaissé nañ 39 milliards ñu ne ñoom ci seenu xam-xam 39 milliards yooyu ñu décaissé au lieu que ñu restauré ci building rek ma ne na cee defar building bu bees. boroomi xam-xam yu wér te loolu bis bu ne nga dégg ko boo demee lañ ca def nan la war a man loola du sama wax waaye nag damay sukkandiku ci boroomi xam-xam. ñoo xam ne ñu bare la ñu ci d'accord. yu maandu. amul maandu ko wóor waaye borom coloration. maanaam yu amul genn ak parparloo souvent par mais am na ONG Africa comme par exemple ñoo xam ne ñii jàpp nañ ne mën naa jàpp ne faruñu fenn bien que ku ñàkk far na jàpp na. borom yi xam-xam nañu li ñuy def dafa am ci lu ñu koy sukkandikoo gis nga ñu wax 39 40 milliards yëpp dafa am fu ñu ko sukkandiku ci xam-xam yu leer a leer loolu moom lu leer ñëpp la building administratif lii ñu wax ne moom lañ ci def. defuñu ko ci Ila Touba 416 milliards loolu bu la yàlla joxee li tubaab naan bon sens xel sax da koo nanguwul. waaw moo tax ma ne def na bilan d'accord naa ci waaye bilan bi ma neex na cee wax. mais au-delà surfacturation. je conclue rapidement. Je dis en direction de mes amis, le bilan est là, mais moi je l'apprécie la tête froide en fonction de la pertinence, en fonction des coûts, en fonction de la qualité. Bon, est-ce que figue ko war def? Est-ce que war nga ko fa def? Est-ce que yakamti nga def ko? Par exemple, centre Abdou Diouf yi 50 milliards. Bam koy def. Mais King Fahd ngi fi. Manon nañ ko fa organiser, mais ci 9 mois mu nañ ko tabaxal. Man na la wax ne jox na ko cabinet. Ñu defal ko offre 12 milliards lañ ko defal mu ne leen fa ñukk jëli turc tey borom xam-xam yépp ci finance publique nee ñu affaire ëpp na 50 milliards waaw boobu bilan am na mais diw ma ko waaye nag am na nu ma ko xalaatee te bilan it nee na bilan dafa moral boo ko doon apprécier bu ma koy may 5 fii zéro la ko mais teg si tour si bilan boobu parce que président Mbaye tamit dafa am lu am solo lu mu wax nee na boo ko apprécier da nga ñu jox ay exemple mais bilan global bi boo ko xoolee ci 7 ans yi ban tour nga siy teg ne nu mu mel. mais bilan global c'est-à-dire que mënoo ne bilan global bilan dafa bari lu ko constitué dafa bari. ni ma lay déggee nii dafa mel ni soo ko doon jox moyen lan ban moyen nga ko jox dina am moyen wala du am moyen ak li mu jot a def nii. xam nga man ñëwuma fii pour jox moyen mag yi jox ko man wala ñaa ko jox moyen damay ñëw ci sama gis-gis man ak ci gisi borom xam-xam yi ma xam tey waxtaan ak ñoom lii mu def jaar na yoon wala jaarul yoon lii mu ne def naa fi fukki dërëm mat na fukki dërëm wala mutu ko d'accord dégg nga li ma waaye ne danaa ko jox nangam wala danaa ko jox nangam wala de façon globale damay noter bilan bi
loolu moom du ma ci sori. jàngalekat laa du ma noté noonu. d'accord waaw au-delà xaalis boobu nga xam ni sànq ba tey ba ñu waxee waxu bilan ba tey boo waxee da nga naan comme par exemple surfacturation bi bu ñu jugee foofu si sa yenn ay contribution dañoo gis ni benn jour nee nga ce président politicien ak camp bi mu àndal bilan bu mu def naa rien d'exceptionnel amul dara lu ci exceptionnel dafa mel ni que dafa mel ni benn manière bu nga xamante ne da nga jàpp ni njiitu réew mi ba mu fi toogee ba tey lu mu def waruta tax askan wi wóoluwaat ko ndax gis nañ nga ni même bu fekkoon ne daf ñoo présenter un bilan d'or warut a tax ñu wóoluwaat ko ba tegaat ko si bopp réew mi loolu fan nga ko teg réellement bu weesoo xaalis bi nga xam ni sànq ba tey moom nga. waaw il faut comprendre ce que j'ai dit. Même avec un bilan d'or en bandoulière, ce président politicien ne devrait pas être réélu. Pourquoi président politicien justement? C'est un politicien pur et dur. loolu yéen ñi xam ngeen ko. xam nga bilan bi même bu fekkoon ne bilan bi war na ni war a mel sur le plan matériel bilan moral bi day doy waar parce que kilifa président de la République kilifa la dañu ko fekk ci fukki million ak juróom ñu tànn ko ci dénk ko sunu yum réew ci kaw nu mu waxante woon noonu kilifa la goo xam ne gii man dama koy wax tout le temps bu ma ko waxee nit ñi ne loolu dugg reewande dugg yaru dikk wax dëgg yàlla dëgg la bëgg sàmmul kàddu xam nga président boo xam ne sàmmul kàddu moom déjà rek lu bari xaw na càkk fi sàmmul kàddu juste yemalewul Sénégal dafa ne man je suis le père de la nation en tant que président de la République maay seen bàyyi comme ni ko Abdou Diouf doon waxee yemalewul nit ñi Sénégal dafa mel dafa doon ñaari xaaj bi ànd ak moom ak xaaj ba ca des bu yemale woon ñëpp du dugal kaso Khalifa Sall bàyyi Cheikh Oumar Anne di kudd fii ci biti muy def lu ko neex tey parce que mais yow dem kaso bu wér a wér bu kon soupçon la bu ñu tegee dossier dañoo war a enquête wëyal ba xam ne déglu waaw da ngeen may déglu xam nga moom dañ ne yéen a ma invité. man li ma xalaat lay wax. waaw wax ko sax noonu. da koo yóbbu dafa yebal inspection générale d'État ñu seet ko. rapport ba pare rek mu daal di ko jox premier ministre jox procureur daal di def conférence de presse wax li mu def lépp weer ko. ñu jox juge premier appel ñu condamné 5 ans deuxième appel 5 ans 5 milliards d'amende cassation ñu condamné ko ci loo xam ne ay 6 mois la. Khalifa Sall waaw. booba OFNAC teg na ci loxoy procureur fukki dossier booba yaa ngi woon OFNAC ba ma nekk OFNAC ba ma fay jógee fekk na juróom-ñeenti dossier déposé nañ ko yu ma xam bokkul ak dossier CENTIF ya fa ne du jeex lu xaaj dem ci ay leader yoo xamante ne seen dossier bi woon foofu ba nga fay jógee yooyu yëpp mu ne ko fa ñu ko jël bu Khalifa Sall bu ñuy jiñ 1 milliard 800 millions ji nga Cheikh Oumar Anne mii la mu def jéggi na dayoo. parce que OFNAC mën ngaa bind tey ne fee ma nekk day am na lañ fay def jaarul yoon ña nga fay def nangam ña nga fay def nangam ña nga fay def nangam ña nga fay def nangam. OFNAC am nañu kuréel yoo xam ne ñoo seet lu mel noonu buñ ko seetloo gëstu ko ne lii yenoon maanaam mu def ordre de mission ne dem leen seeti. ordre de mission colonel de gendarmerie magistrat expert de comptable nangam ñu dem seet ba ñu demee seet ci liñ leen waxoon ne am na fa dañoo gis lu jéggi dayoo loola. lu mel nan. dama lay wax benn rek. ba ñuy recevoir Macky Sall mu ne dañuy daloo pavillon day inauguré foofu ay pavillon dépensé nañ fa lu mat téeméeri millions yoo xam ni ba mission ba demee mënuñu laa wan wenn këyit wu justifié loolu. téeméeri millions dégg ëpp na ko sax am na par exemple nee nañu am nañu téeméeri xale lu góor yoo xam dañu leen sol li costume pour ñuy tertu président bi ak jigéen ñoo xam ni ñoom it dañu leen solal seen équipe pour ñu sol. waaw ay hôtesse daal. ay hôtesse
ba gars yi ñëwee waaw téeméeri costume yeeg dàll yeeg kii nangami million la jupe yeeg nangami million la ana kayit yeeg amul traçabilité rien d'accord ay subvention yu muy accordé lay nit 10 millions 20 millions 30 millions bu ñu génnee kut feneen fan lañ mën a laaj ay dossiers yoo jàpp ne yegg waaw dama leex de loola ba ñu ko waxee président dafa ne yem leen ci loola bu nu paree ma defal leen ordre de mission ngeen dellu ñu yem ca loola bu ñu ñëwee dañu leen di interroger sur procès verbal am na boo xam ne sax dafa ragal la wuyu lànk dañoo wuti huissier mu soog a nangu moom aan waaw ba lépp pare ñu defar dossier bu ñu defaree dossier dafa am assemblée générale de l'OFNAC 12 membres nommés par le président présidé par la présidente ku ne ñu jox la exemple nga xool Ngom Keïta waaw ku ne nga xool ba ñoom ñëpp d'accord ne lii de c'est suffisamment grave war nañ ko yóbbu loi bi may na OFNAC du jaar ca président dañuy fab dossier bi yóbbu ko ci procureur dossier boobu ñu yóbbu ko ci procureur mu defaat ordre de mission pour ñu dem dafa lank ne du leen recevoir très bien ma wax la ci benn kii jënd na ci fi kilo ñebbe ci juróom-ñeenti téeméer yéen étudiants yi war a dundee waaw waaw ba dégg jàppal li ma la waaw fukki benn kilo ñebbe ci juróom-ñeenti téeméer 4500 kilo ñebbe la mu jënd ci poobar seen ñebbe neex ndakaaru gépp mën nañ ko jëriñoo seen ñebbe neex ñebe ba cher. waaw li ma leen di wax laa jënd ci poobar la ndakaaru gépp mën nañ ko jëriñoo la mu def dafa jéggi dayo te ma nga ca ci nga buy dem njum nga mu nekk maire day ànd ak oto yi kudd lay jël ànd ak ki collaborateur bi defal leen ordre de mission ñu dem njum lu mu jotee kudd dëgg la dara. dama ni mën naa la joxaat yeneen ay non boobu baax na non da ngay foog tànk dama nag dama lay wax rek exemple laa lay jox wala ya aram nag parce que li mu wax ni dafa leer. waaw mais attends les autres aussi si lañ bokk il faut pas que ngeen jël ko rek à vous aussi du entretien ci bi TMTC. waaw dama leen bëgg a wax foofu laa yem mën naa leen gis nga lii ma leen wax mën naa leen ci jox fukki exemple yoo xam ne ma nga ci bureau procureur te yi ngay wax wér na ah luy wér na yëpp itam dossier bu Sonko ngop de c'est ça la. wér na mooy la non bu ko wuyu sax yow nga ne OFNAC nga nekk di wax fa nga nekkoon di wax waaw fa nga nekkoon mu naa la ndax wér na per ça loolu li wér na ci xam nga tey mun naa ni man liñ ñaan sikkim ganeet na dënn lu muy tekki maanaam bu la waxee benn buuru si da nga naan nii